aywa gëstu bés bi nag ñi ngi ko jagleel lu jëm ci jàngoro ji laal loolu ñu naan roño ak itam transplantation rénale noonu lañ ko dippee jàngoro nag yoo xam ne bu la dalee daanaka sa giru dund da ngay faju bu leen fàttalikoo ay weer ca ginnaaw maanaam njeexintalu atum 2021 muy weeru octobre boobilee ak seen centre de traitement bi ñu tëjoon ana fan la mujjee Fatou Kiné Deme tase na ak ku ñu naan Abdou Karim Gueye moom am na jafe-jafe ci wàll wi ñu seetaan gëstu bi dellu siwaat léegi ci plateau bi. ku xam dialyse xam ne dialyse moom malade bi bu tëbee benn fan ça peut causer problème loolu moo tax ñun ñu xaw a jaaxle donc ñun rek ñoon fi nekk seule structure boo xam ne moo fi def du social. dañuy ñëw fii ñu réduire ñun li nga xam ne moom la ñu war a fay ñu ñëw fi di dialyser kon tey bu ñu ñëwee tëj ko suba ñu war a yeewu am na ay malades yoo xam ne yaay une semaine amuñu 25 000 yu ñu fay. ni ngeen ko gisee kàddu yooyu nag neexul woon dara ci xol muy ñooñu nag doon def dialyse ci centre de perfectionnement boobu nekk ci boori université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci fàttali fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 2021 ci la ñu leen génnee woon ci centre boobu ndax ay jafe-jafe yu ñu ne nag centre ba da ko am ba mujj bi ñu ne ko ràpp tëj liñ ci jotoon ci xibaar nag mooy ñooñee dañu leen waroon a tasaare ci maanaam barab yi nga xamante ni ci la ñuy taxawoo ñi amee jàngoro roño muy public bi ngir ñu mën leen a taxaw waaye loolu moo tax nag ñu ne tey faaw ñu xool ñooñu ana fan la ñu mujjee tey duñ ci sori ñu ngi fii ci Malika Plage fas yéene seq waxtaan ak Astou Ndiaye moom nag moo jiitee mbootaay gi ëmb ñi amee ñi nga xamante ne ñoom mooy insuffisants rénaux yi te nekkoon ca centre boobee ñu ca ëpp di faju moom la ñu fas yéene seq waxtaan mu wax ñu nag ñooñee ni ma ko waxee rek ana fan la ñu mujjee tey jile bu dee rek soriwul waroon nañ fi ñëw nag depuis sànq j'espère que génnul. ah waaw kay mi ngi nii nag faf waaw of mi ngi nii mujj nañ ko sax gis nag defoon naa ni sax yow da ngaa mel ni ko doon waaj a génn ma xam naa danga ñoo xaar ba sonn nag ñoo ngi jéggalu yoon wee xawoon a xëcc rek ñoo ngi jéggalu bu baax a baax maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Fatou Kiné. may fàttali ni yow yaa jiite association pour la défense des insuffisants rénaux ci Sénégal maa ngi koy wax sànq mu ñu amoon ay jafe-jafe ci centre boobu ñu mujj ko tëj ma bëggoon xam gannaaw li ñu waxoon ne dañ leen di yóbbu ci public bi tey fan la ñu mujjee. waaw métti rek ba léegi parce que wax dëgg yàlla depuis le 17 octobre la clinique ba tëjoon depuis loolu nag du ma xeeb parce que ministère am na ñu bare ñu mu tas wax dëgg yàlla mais am nañu aussi ay décès am nañu une dizaine de décès aussi tamit am nañ 10 malades yoo xam ne fi mu toll ba fi may wax ak yow kenn mosul leen orienté fenn muy loo xam ne lu métti lool parce que tamit insuffisance rénale boo ko amee da ngay soxla suivi médical da ngay soxla di mën a def say bilan régulièrement di def say dialyse régulièrement léegi nag bu dee amoo foo fajoo nag loolu moom catastrophe lay nekk. catastrophe lay nekk ñooñu faatu lan mu ko indi ndax danoo toltolaan laata ñuy faatu ndax ku ne xam na jafe-jafe bi ci dialyse. waaw toltolaan nañu fàkki ne toltolaan nañ la am na si ñoo xam ne dañuy toog 15 jours wala plus duñu faju sincèrement te xam na ni des fois ñun ñi nga xam ne amuñu moyen bu bëri di def 2 séances par semaine sax difficilement lañ ciy génn 3 fois nga war a def donc ku mën a toog 15 jours wala 1 mois def ci benn yoon séance de dialyse xañ na dee yàllaa koy def waaye bu ñëwee aussi nga xalaat ñàkk faju ba donc loolu tamit am na ci doole torop ñuy ñaan yàlla aussi ñu dimbali parce que aussi ñii fi des tamit même situation la ñu nekk 10 personnes mosuñu am fu ñu fajoo dañuy dem di ñaan si Dantec wala ñu ñaan ci yeneen hôpitaux yi ñu leen di may par benn séance. ñàkk place la wala ñàkk xëy na spécialiste yu leen taxaw lan moo xew dëgg-dëgg. waaw man am na spécial néphrologue yi ñu ngi ci dëkk bi matériel bi mu ngi ci dëkk bi parce que man loolu laa gis mais pour man personnel bi la d'ailleurs sax. 3e branchement commencé na am ci hôpitaux yi donc ñu ngi def ñu war a def pour jàppale nit ñi mais doyul bien que malade ICP kese nekk ñu amee insuffisance rénale ci dëkk bi mais ñoom dañoo nekkee ci situation boo xam ni dafa xaw a compliqué ndax booy faju di faju ba amatoo foo fajoo loolu ça devient grave. métti na état bi jàppale ñu comme les pays européens boo fa duggoon tey ji dugg fa salle de dialyse bi nga dialysé yaa tout lépp ngi si biir say analyse boo bëgg bu ñu soxla analyse dañuy yóbbu nga defal la analyse lépp si machine bi lañ koy def boo jógee mais fii boo jógoon tey jii sa yaram bi day crampe
parce que amoo force tey ji mën naa ñëw indi par exemple 2 kilos machine bi tiré ma 3 kilos donc xam nga xëcc na ma là je suis fatigué lan laa koy remplacer état bi jox ñu loolu de ñëw tëdd mu dialyse nga dem ba si desib yow la. budul dialyse di transplantation rénale Abdou Karim Gueye dañu ko may roño ba tax tey mu tàkkalikook dialyse waaye li muy daj de mënu koo wax lépp. chaque séance je paie 150 € durant 6 mois loolu xaalis boobu sax mënuñu koo calculer. après si laa def foofu sama check-in ak sama donneur. sama donneur sama frère la Baye Fara moom moo doon sama donneur macha allah man tam maa ngi koy gërëm di koy sant parce que li mu def nii lu rëy la. garab giiru dund di fexe noo koy jotee saa su ne xol bu fees dell tax na mu ne yëkkat. sama papa tamit opération bi ak coût médicament il a fallu que mu jaay mu jaay appartement ci kaw boobu ay instant yi nii benn appartement rek la dese. mu nekkoon ay pàcc yoo xamante ni mënuñu ko bañ a tudd ci jàngoroy roño fii ci Sénégal tolluwaay bi nag jéggi dayoo lool ndax lu toll ci 2 junni ak juróomi téeméer ci cas yu yees dañu koy wàññi ci jàngoroy roño fii ci Sénégal at mu ne loolu nag mu nekk loo xamante ni xam ngeen ne lim bu jéggi dayoo la moo waral nag tey ñu ñëw seet si professeur Boucar Diouf moom nag mooy néphrologue bu njëkk ci Sénégal ci atum 1992 mu nekk it professeur titulaire ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekkoon itamit point focal ci ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom nag la ñu seet si tey jii ngir mu wax ñu jàngoroy roño yi nees mën a def ba gën koo mën a xeex fii ci Sénégal ndax dafa nekk lu am solo. professeur gannaaw ba ñu la nuyoo Sénégal mi ngi def yi jéego naam ci pajum jàngoroy roño yi waaye nag des na lu bari itam lu ñu war a ñoŋalaat. mu dialyse def nañ effort ba pratiquement région yëpp am nañ centre de dialyse même Agnam am na kii yoo ko am comme Agnam par exemple am na centre de dialyse boo xam ne du région mais Kédougou moo amagul nouvelle région bi mais li ma seetlu mooy non justement li ma seetlu mooy fonctionnelul ñiy fonctionner du ñu fonctionner de manière optimale. Formé nañ ay techniciens supérieurs yoo xam ne ñu ngi ci région yi mais malheureusement duñ leen utiliser li ñu leen war a utiliser parce que suñu idée bi ñu leen di former moo nekkoon ñu dem ci région yi nekk ay sentinelles maanaam dugg ci équipe cadre yi di def dépistage ci région yi pratiquement région bi nekk am nañ ko léegi. xam nga feebar moom faju naam mooy li am solo waaye fegu gi léeg-léeg dañu koy sàggane tamuy lu am solo tamit ndax li ñuy faral di wax rek nag fegu moo gën faju. maa ngi fàttali bu benn jigéen bu ma daje loolu la mu ne moom yow mi xam ne naa la yaay wax télé mais saa yooyu wax damay fay télé bi wax defi la nen te liñ doon wax pour seen njëriñam la woon donc ce qui li am solo daal li am solo mooy xam nga insuffisance rénale lu nekk mën na koo joxe lu nekk nag feebar boo mën a am même soo feebarul sax sooy gën a mag sooy dem ay âge dem ay 60 70 ans 80 ans sa néphron dañuy jeex daa am ñu ciy manqué donc rien que l'âge avancé c'est-à-dire maanaam ku màgget nga am insuffisance rénale te mosoo am benn feebar accident de circulation paludisme sibiru sida garabu wolof yi ñuy naan te xamuñ posologie ak yooyu même garabu tubaab yi ngay jënd ci mbedd yi te xamoo li ci nekk ak li ñu la jaay yooyu yëpp dañu indi insuffisance rénale donc li am solo mooy disons biir daal amul fermeture comme ni suma yaay doon wax donc day koy dugal li nga xam d'accord donc il faut que lekk bi sell naan bi sell ça c'est déjà fondamental il faut nga def activité physique toog rek sa biir néeg moom tout le temps baaxul. jàngoroy roño yi nag jamono ji ñuy wax ak yéen ci Sénégal amatul benn programme boo xamante ne moo koy toppatoo
facto yooyu nag ñu gis ni dafay gàllankoor wàllu paju mi tey jàngoroy roño bokk ci feebar yi nga xamante ne nii dafa laaj programme bu dëgër. Fatou Kiné Deme ñu lay sant bu baax di la gërëm di masawu nag képp koo xam ne jamono ji yaa ngi dund ak jàngoro jooju ñu naan doye di roño muy insuffisance rénale wala itam ku def transplantation xam ngeen ne traitement à vie la à vie noonu lañ koy waxee sa giiru dund et puis Malick Thiandoum dégg nga Karim li mu wax sama wayjur jaay nañu lépp ba dese benn appartement donc c'est une maladie extrêmement coûteuse dafa cher trop. dafa cher mooy jàngoro yi nga xam ne ci wàllu koom-koom. daf lay nësaxal daanaka. dafay jël li nga yor lépp te pratiquement wér gi. du demee noonu mais li ci metti aussi mooy non seulement économiquement daf lay ruiner mais psychologiquement. daf lay abattre ba pare dafay topp sa njaboot. parce que di gis nit buy souffrir te mënoo ci dara dafa metti beneen bi ci des aussi nga dem ci barabu fajukaay yi faj mi demewul noonu te cher na. alors ce qui est paradoxal mooy feebar la bu nga xam ne lu muy def ci ay dégâts bëri na mais y a pas un programme spécial bu nga xam ne dañ ko jagleel pour que ki feebar. xam fan lay teg tànkam. structure d'accueil yi nii lay demee. ak yombal bi nga xam ne moom lañ ci war a def. loolu yëpp nag jur njàqare ci askan bi. te bu ñu xoolee comme ni ñu ko waxee centre de dialyse yi. pratiquement bariwul. bu ñu demee ba dëkk bu mel ni Agnam di ko am nga dem Kédougou amu ko ça devient un paradoxe bu nga xam ne kenn mënu ko expliquer. donc il faudrait que ñu gën a xool. ci wàllu wér-gu-yaram naka la ñuy xoolee centre yi ëpp doole di polariser le maximum de population. nga privilégier leen par rapport ak yenn dëkk yu mel ni sama dëkk ba di Ngaye Mékhé. très bien Pape Djibril ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fati di kontaan trop si retour leen si plateau bi. di nuyu Haj Malick ak Chérif ak Cheikh Tidiane ak Marwan di gërëm bu baax aussi soxna si Samb. ummi ak sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew di xanaa wax ci reportage yu Fatou Kiné bi. di ko féliciter déjà ci liggéey bi muy def ci wàllu santé. di wax ne liggéey bu rëy déserts médicaux bi dafa bari trop. mooy foo xamante ni keroog benn médecin chef daf ma woo mu ne ma personnel bi nekk sama hôpital sama centre de santé. mu ne ma amuñu sax toilette bu ñu utiliser waxuma la maladie de. mu ne ma sama toilette bureau la ñuy ñëw pour mën fa accéder donc boo jëlee Dakar fii tamit aujourd'hui un grand hôpital comme l'hôpital Le Dantec son scanner est en panne et je pense que ne loolu boo xoolee densité de fréquentation bi fa am. je pense que bokk na ci yoo xamante ni wax dëgg mënuñoo bàyyi muy pan ñuy dem di tëdd di nelaw. waaw parce que au même moment on règle ailleurs d'autres futilités yoo xamante ni mën nañoo xaar. c'est pas compréhensible man xawma je ne sais pas comment est-ce qu'on fait nan la ñu mën a def sax ba def yenn yi man loolu lu ma jaaxal la daal. parce que santé ak li ñu war a waxtaanee muy éducation ak sécurité. loolu rek moo taxoon ñu bàyyi lépp ne dañuy vivre en société. sinon bu loolu bu ñu mënut a régler santé mënuñoo régler éducation mënuñoo régler sécurité. mais nañ delluwaat ci individualisme. on a décidé de mutualiser nos efforts de vivre en société pour prendre en charge ses besoins. vitaux primaires. su fekkee mënuñu ko régler kay nañu bàyyi. très bien Chérif. Je pense que c'est émouvant ce qu'on a vu parce que c'est des surtout maladies chroniques yi muy insuffisance rénale di cancer accident vasculo-cérébral yi dañ lay déjà ruiné gis nga ki ne waajuram dafa jaay appartement ba mu tuur fii ba mu dese fi benn tuur fi rangoñ c'est dur muy loo xamante ni donc la santé n'a pas de prix loolu lañ lay wax tout à fait loo am da nga ko ciy def malgré les efforts il faut que gars yi gën a góorgóorlu ci wàllu déjà gouvernance système bi ñu gën ko ñoŋal gën ko xool mais aussi gën a yërëm ñi nga xamante ni ñoo ñëw ci structure de santé yi parce que waa aji tawat yi gën leen a jox week parce que am na heure yoo xamante des fois da ngay dem ci yenn structure de santé surtout guddi yi doo fa fekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo qualifié soit ay stagiaires nga fay fekk wala étudiants yoo xamante ni université la nekk seniors yi duñ fa nekk loolu c'est un problème boo xamante ni ñu koy ñaawlu bari na beneen bi gis nga Matlaboul Fawzeyni on parle d'une pénurie d'eau
boo xamante ni mi ngi depuis ñetti weer loolu c'est pas normal ci dëkk ci dëkk yoo xamante ni donc vraiment y a des efforts yoo xamante ñi ngi koy bëgg a def boo ci raxee doole li syndicat yi bëgg déjà buñ bënkee seen loxo day gën a compliquer la situation bi donc nun gën a geesu ñi way feebar yi way malade yi taxawu leen bon góor état bi am na ay góorgóorlu déjà ci dialyse bi am na ay gratuité yoo xamante am na ci mais malheureusement yu ci bëri machine day panne ci yenn structures yi privé bi boo fa demee moyen amul ñëpp mënuñu amul doole dem di def ay hémodialyse à chaque fois moom mooy wala problème mais j'ai vu que on a démocratisé li nga xamante ni mooy centre d'hémodialyse yi ci région yi donc na gën a yaatu su ko defee axe bi gën a yomb fa très bien rapidement rek Marcel avant ñuy dem ci jàngat bi di masawu rek comme ni ngeen ko waxee ñi nga xamante ne ils sont victimes de cette maladie très très complexe donc comme ni ñu ko fi waxee rek c'est bien boo ñuy teg ay structures ak ay appareils yu koy mën a faj yu koy mën a toppatoo suivi bi mooy des comme beaucoup de secteurs mais secteur prioritaire foog naa ci bépp réew mooy santé ak éducation un petit peu comme ni ko Pape Djibril waxee donc ñu gën a gestu les priorités dans ce pays comme je dis souvent tamit bu ñu gisee lu ñu def ci xaalis ci coronavirus par exemple sachant que les conséquences demul comme yenn maladies comme yu mel nii. comme le cancer par exemple. Comme le cancer par exemple voilà ñu ngi ko doon wax la dernière fois ba ñu fi recevoir la dame de l'ISCA donc jar na bàyyi xel ne que les priorités se trouvent dans d'autres secteurs en tout cas ci wàllu santé yeneen maladies yi nga xamante ni moo gën a mën a def ay ravages que par exemple le coronavirus ou yeneen. Très bien jërëjëf Marcel Farba Maroun ñu jaajëfalaat encore une fois Adjaratou Fatou Kiné Dème sunu bàjjanu gox ci lim ñu indil tey ci Infos Matin am na solo daw na yaram ñuy masawaat encore une fois ñëpp ñuy dund ak jàngoro ji ñi ci ñàkk seen bakkan itam ñu ngi wéy di leen jaale seen ak njaboot aywa ñu dem une page de pub et puis ñu dellu si wax ci jàngat des ba tey ci crise sociale bi.